yàlla takk na ko. neewoon na ko jël bu yomb laa lay. yoo xam ne ni docteur Jules yow war a ko woon seetaan muy jàll. parce que maa yow bokkuñ philosophie nag man damay nangul maanaam xam ñun ñeneen seen xalaat quoi yow. mais du question ndax nangu nga li nit ñi di xalaat déedéet dafa am xalaat am wax la vérité. ci sport buñ ci nekkee dañuy wax vérité avant ñuy teg suñuy xalaat maanaam loo gis lu ne rek am na lu jiitu société bi nga ne dafa am lu ñuy wax le principe juridique am rôle système judiciaire d'accord waaye ñu am partie morale. ci ban sujet d'abord. sujet bi mooy da nga nekk ci live fi yow ak Khadim Gadiaga Dave Lambu Diaspora Khadim Gadiaga naan la loxo bu sew bu dóoree mooy ëpp impact loxo bu ngande. non loolu du man la ko Khadim Gadiaga doon wax sax. non man damay wax ne yaa ngi woon ci live bi laa wax ne d'accord ma. maa ngi fa woon waaw. ah mais voilà loolu du yoon grand Assane moom da doon pousse moom da doon chercher waaye li muy wax noonu dara factué la ci numb. mais man loolu est-ce que am naa ci xam-xam man xàmmeewu ma ban pour man loxo yëpp a diis de. non du question loxo sax moo diis loxo diisut. du loxo moo diis foofu nit ñi comprendre loolu coup de poing transfert de poids la poids bi nga doon moom nga mën a transmettre donc l'énergie quitte bas du pied pour mën a tourner wala l'énergie quitte au niveau du dos pour mën a tourner wala l'énergie quitte au niveau de l'épaule pour mën a tourner mooy les lattes donc du question wu loxo bi sew na léegi laaj ko ne ko ndax bu la muus mbéjee ñay mbéj la bu gën a fort bu ëpp gras wala moo ëpp gras. ménagère Ama Baldé bi nu mu traité waaye damay fàtte nu mu traité pas boobu. Père Bakhoum. Père Bakhoum nee na Modou Lo dañ ko war a interdire élasuro yi muy takk ci poignet yi ndax day gën a tax coup bi gën a am puissance. c'est pas vrai ça c'est une protection au poignet la donc tey damaa bëgg ñëw ñu waxtaan maanaam ñu am benn genre plateau man ak yow boo xam ne ni ce qui est très différent comparé aux autres plateaux man je le dis haut et fort. waaw Khadim Gadiaga ngi nii doo ko jël Khadim Gadiaga ngi nii ci suuf. anam d'accord ma ndax Khadim Gadiaga ñëw damaa d'accord. moo def photo sëñ mag bi nii. ah ouais na ñëw ñu waxtaan te tamit dut bi muy dutee ci Modou Lo man jaaxal na ma. tàllal caméra yi bu ngeen ko mënee nag affaire yi nekk. waaw. Père Khadim d'accord ma. Khadim daa mel ne daa solowaat mission déguisée te comme na mu defoon ca Boy Niang Khadim song nga réseau yi temps yi de. non loolu laa gis keroog gis naa ko mu defaat beneen live di wax ci wàllu mystique man leen def leen yaa oustaz nuñ ko mën a waxee les mystiques quelqu'un de très proche de yaa oustaz di parle de mystique. contre Boy Niang daa te dem télécharger ji Instagram mu jaral ko mais comme gars yi dañoo jël campagne communication bi man tamit damay ñëw communiquer comme ñëpp naxante mais daa mel ni bii loolu la solowaat. non tey débat bi day doon beneen levelu débat du bokk. mais coach. coach naka mu. sant alhamdulilah. waaw maa ngi nuyu coach maa ngi nuyu docteur Jules. docteur naa ne coach sax parce que la majeure partie gars yi dañuy fàtte les meilleurs pratiquants duñ nekk les meilleurs coachs. parce que ñu bari dañu xamul loolu boo xoolee au niveau du football ñu dem basket ñi nga xam ne ñooy les meilleurs entraîneurs de NBA. ñooñu suñu pratiquer basket. mais dañ ko jàng ba pare pratiquer ko. donc da ngay ciy bari xam-xam moo tax li tax mu neex sax léegi parce que bu amoon neneen nu mele nit ñi sax duñ ci dugg mais nit ñi xam nañu maintenant sport dañ ko digitaliser et aussi en matière de communication. léegi guerre sax lépp neex caméra yi tàkkoon lépp neex wóor na yàlla. waaw xoolal damay expliquer ma ne guerre sax. guerre sax dañ koy communiquer live level laa la bëgg a tegal maanaam. ci amul problème peut-être danaa la expliquer loo xam ne ci Modou Lo yow mi proche sax doo ko gaaw a comprendre wala sénégalais yi wala supporters yi comprendre ko. waaw jërëjëf. ok. yàlla la. tamatal ma laay fi yow tamatal. vraiment di wax rek docteur Jules. presque mën nañ ne léegi booy def sport da ngay am cellule de communication. guerre yi boo gisee. guerre bi am entre les États-Unis d'Amérique ak waa Iran. waay. communicationnel la. présidents yi dañuy génn xam nga kañ ngay gis guerre boo xam ne chaque 2 jours les chefs d'État dañuy génn di communiquer bu ñu communiquer wul 2 jours ñu ne leen non dañ leen rey wala dañ leen nangam parce que adduna moo ni toll adduna léegi bu ñu amee événement parce que c'est pas tous les jours muy am dans le monde de la lutte muy am événement. est-ce que jar na Modou Lo di communiquer. non Modou Lo communiqué wul ba tey. non xam nga quand on parle de Khadim c'est Modou c'est Khadim. ah écoute on était là. gis nañ début bi gis nañ ko. jusqu'à présent donc Modou c'est Khadim c'est Modou.
buñ ne Père Birame Gningue c'est Modou c'est Père Birame. Serigne Ndiaye mën naa comprendre Serigne Ndiaye wax ma ne ok du ma ci wax mais il suffit juste ma gis communication wu Khadim ma ne oh y a quelque chose et c'est pas normal quand on a un champion comme Modou Lo 3 fois mu teg couronne jëlaat ko tey mu war a mën a jàkkaarloo ak ki nga xam ne ni moom mooy Sa Thiès ñu ñëw ci état de forme wu ki nga xam ne muy Modou ñëw ci état de forme wu Sa Thiès te damay bëgg ñëw ñu yaatal ñu ñëw ci côté physique d'abord physique bi lii loi physique di wax ak avantage ak désavantage yi ak lan moo tax nit ki bëgg am masse ak nit ki warut a bëgg am masse tey supporters yi dinañ ci am chance comprendre fii Bakary di waxee ci côté état wu physique gu Modou ak Sa Thiès docteur Jules taalal caméra waaye nga ñëw ñu Dakar waaye si jaaxaar yi. non nag waaye baal ma modéré nii rek baal ma modéré. sa papa ñi dama bëri problème. mais boo déggee xoola damay ñëw ci li tax ma ne loxo bu rëy. parce que tey di man comme ni yow ni nga jàngee sport man noonu laa jàngee sport. ok man bokk naa les premiers percusseurs ñi njëkk a def UFC 5 fii Sénégal. sport de combat aux États-Unis maa ngi doon entraîné Brute Eastern Gym di entraîné Chesapeake Base bi nekk au Virginia. ci biir aircraft carrier seen avion de seen porte avion yi nekk foofu laa doon entraîné man ak militaire maa ngi photo yi maa ngi yëpp. bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a dund Sénégal di ko bi may ñëw di ko wax sénégalais sax. mais yow da ngaa essayer faire peur gars yi parce que yow su ma déggee nga ne loxo bu sew mooy ëpp impact dama naan mais attends Père Khadim moom daana bëri war na comprendre ne force de frappe jugewut ci avant-bras wu loxo force de frappe day juge ci day même plus loin que ça parce que l'énergie bi day décoller wu ci niveau wu pied bi def courant bi mu maas yéeg ba faire le transfert de poids mooy waral bu dee 80 kilos nga l'impact avec la vitesse devient 85 ou 90 donc bu ma ne Père Khadim nee na loxo bu sew mooy ëpp impact dama naan attends mi ngi nappe yaa ngi napp gars yi. xoolal dama lay wax man tegale naa ñetti yoon dóor mbër mu daanu. oh d'accord. dóor naa Ray Sugar magu bàyyi ma ñoon. dóor mu daanu te kooku dafa tegal. bi nga koy dóor noo ko dóoree da nga taxaw def ko nii rek mu daanu. wala da nga tourné dóor ko. dama lay leeral dafa tegale série. dafa tegale ñetti mbër dóor leen dóor jaal ba mu daanu. dóor bandam mu daanu. dóor kii Ndiaye ki doon ànd ak Moussa Dioum dóor ko mu daanu 3 dóor mu daanu la tegal. waaw léegi damay ñëw ci impact. dóor bi nga dóor may ma tuuti dama lay leeral tuuti. dóor Pape Konaté mu daanu. Pape Konaté boobu ci lancé la nekkoon après Pape Konaté def na fi ay série donc man dóor naa ko mu daanu. dóor Pape mu daanu. dóor Alassane Sy bu Caaroy mu daanu donc mën naa wax ci impact ku dóor mu daanu donc xam nga lu tax ma wax loolu Pape Kane mi nga xam ne mu ëppoon léegi kaw ñu naan ko le prince des arènes loxoom rëyul woon. Modou Lo mi nga xam ne tey jii boo xool série ñi nga ëpp ñu dóor mu daanu loxoom rëyul. mais poids bi lan la. waaw damay terminer may ma tuuti. boo xoolee caatu yoof mi nga xam ni am na ci système mi ngi dóor gaa yi ñu daanu loxo bi boo xoolee bu paayee loxo bi nii sax loxo bi rëyul. mais waaw Malick Niang mi nga xam ne tey jii moom tamit daf ci mën presque boo calculer nombre de kawam kenn xamul nu mu toll loxoom rëyul mais boo xoolee par rapport à Balla Gaye 2 loxoom am na punchline mais Balla Gaye 2 benn kaw wala la fi am moom mooy bi mu dooree Papa Sow mu daal. oui mais parce que Balla Gaye du def transfert de poids buy dóor. rek xam nga non xam nga da nga ne Khadim Gadiaga lu ma laa la bëgg a leeral ki nga xam ne tey jii moom mooy. Sa Thiès boo gisee avant bras ñoom seen famille yàlla da leen may macha allah tubaarkàlla mais ñoom impact dinañ touché mais Sa Thiès dóorugul mbër mu daanu wala bu dóoree benn bu wulli la fi dóor dama lay wax man làmb xam nga làmb lu tax moom ma ci wax. man père xam nga ne nii nga def sànq Dave Lamb Diaspora xaaral moo wax la. mun naa nekk expert li nga def Dave Lamb Diaspora lu la tegal. daa am noo def Dave Lamb Diaspora parce que Dave comprendre dama lay wax ne la un transfert de poids moom mooy impacté frappe. boo taxawoon def ni nit ki ci kanam du daanu même bu loxo bu sewee bu ngandee bu diisee du daanu lii tax nit ki di daanu moom mooy yaa ngi koy dóor ci partie boo xam ne ni partie bu sensible la moom la ñuy wax les intras angle mandibulaire. mais lu tax ñuy def lu tax ñuy jox. su mën a xeex ñu jox la punching ball lu tax boo ñëwee salle de boxe. dama lay leeral salle de boxe. liñ lay njëkk a defal dañ lay tegal punching ball ngay def nii. léegi nag punching ball boobu ça travaille à la rapidité pas à la perfection de frappe xaaral ma ñëw. donc quand on parle de la rapidité foo nga dem jëli la puissance c'est l'énergie bi nga xam ne nit ki moom mooy énergie activité mu transformer ko en vitesse
et non seulement en temps moom la ñuy wax puissance léegi dama lay wax ne la pour dóor nit mu daanu dafa am ñaari aspect ñu ne la benn aspect bi moom mooy lan bi njëkk mooy le transfert de poids le transfert de poids ça veut dire bu dee Khadim 100 lay peser 100 kilos bu tourner dóor ak tànk yi 100 kilos mooy impact bi waaye dañ ne la bu fekkee ne Khadim yaram bi la tourner rek dóor bu boobaa impact bi 50 kilos la mais bu ñu demee peser loxo bi force loxo en général 2.5 lay doon à 3 2.5 à 3 bu dalul ci point faible mënul daan la personne. D'accord léegi ma ñëw ci côté impact joxal la détail bu gën a yaatu ne la avant-bras bu jeex exemple dama lay ñëwaat encore fii dama lay ñëw ci physique carrément ne la masse daa am masse dafa am force am ok léegi ma ne la yax bi mooy os bi mën na doon mën na sew ñun la benn mais os bu ñëwee teg muscle ça veut dire quoi c'est un poids de plus impact de plus la mu ñëwaat teg masse grasseuse de plus muy 3 aspects yoo xam ne ni benn bu ne dafa am lu muy varier benn bu ne dafa am lu muy rajouter. coach d'accord la masse musculaire ne détermine pas l'impact du crochet. léegi dama lay leeral mu gën a leer xaar ma expliquer la moom laa doon ñëw. peser lii casse bi boo ko dee peser. waaw masse ngay peser. may ma rek. xaaral masse ngay peser. waaw casse bi masse ngay peser masse. donc nga jëlal casse bi nga peser ko mu doon 2.5. man rajouté ci ndox sotti ci ndox. waaw man dama la nangul ñaata lay doon. parce que dama la nangul xam nga dama nangul tey mu neex. chaque jour say analyse. j'adore dama lay tudd si télé yi naan. déjà da ngeen ko déglu te maanaam boobu tey ñu ngi doog a def live. chaque jour damay tudd des fois nga wax benn affaire ma jël ko bu ma demee ci presse ma ne leen coach Bakary wax na lii mais dama bëgg nga déglu moom bu baax. man kat kaw soxla am parce que parfois dóor naa ko Thiès mu daanu mais ñi ma doon dóor ñëpp arrêt laa leen doon dóor. am na ñoo xam ne crochet la ñuy dóor crochet manteau am na ñoo xam ne arrêt la ñuy dóor Modou Lo dafa dóor les de arrêt la ko dóor. arrêt la dóor les de uppercut la dóor Boy Kayre uppercut la dóor Eumeu Sène. arrêt la dóor kii la dóor les de arrêt la dóor aussi beneen mbëru Pikine bi arrêt la ko dóor donc Modou Lo il day exceller ci crochet ci arrêt ak ci crochet ci uppercut lu ñu naan overhand right ak overhand left overhand bu rëy bu gudd Modou da ci exceller mais xam nga lu tax ma wax loolu moom mooy li tax ñu lay jox punching ball da ngay ñëw sa loxo sa home front li nga américain yi comme ni nga ñu naan ay sa home front sa loxo bi jiitu sa loxo. mu des mais du gaaw du mën a. dama lay defal benn résumé bu yomb rek ñu quitté foofu dama la koy wan. mën naa la kaa wan fii. résumé laa lay defal dañ ne la capacité génère un impact maximal en combinant vitesse technique et poids du corps. moo tax nit ñi buñ ne poids du corps on peut pas enlever la masse dedans mooy benn ngi noonu elle dépend pas uniquement la force musculaire mais du transfert d'énergie depuis le sol moo tax ma ne impact coup day démarrer ci pied bi nga xam ne moo ne ci ginnaaw mooy waral cette rotation parfait donc su ma ñëwee ma ne la transfert de poids explosivité de vitesse et non seulement technique de précision et le gainage léegi li ñu quitté foofu ñu ñëw ci aspect bi nga xam ne waa parcelle yi ngi ciy kaas lan moo tax gars yi bëggoo leen a dégg Modou Lo dafa ndaw. booy coach doo bàyyi ma wax sama xalaat ci coup bi ba ngeen a dem ca aspect boobu. non sànq yow waroo wax sa xalaat ci coup bi parce que yaa ngi woon ci live bi sànq te waxoo. waaw mais loolu du woon débat contradictoire entre man ak moom loolu. du question wu débat contradictoire parce que man bëgguma gars yi di nappe. ñi ni léegi dañuy nappe léegi ñoom Khadim Gadiaga dañuy ñëw di napp gars yi. da leen nappe la woon sax da leen napp yéen ñëpp. non yow c'est-à-dire daa ñëw jaay leen xelu mag maanaam critique bi arrêté leen ko. non du woon loolu. c'est pas du woon loolu. non du woon loolu. waa léegi ñëwal. Khadim est là-bas comme un invité. exact pas parce que un invité est là li muy wax d'accord aussi ak moom ko doo ko bàyyi mu exprimer ko man sama laay mun nga faa ñëw li ngay wax lépp man damay invité ay nit ñu bari ma dalal nit mu wax ba pare ma koy poser ay question li mu wax lépp amul dara lu ma ci d'accord la preuve en est que su ma génnaatee man di def sama intervention dara du bokk ak moom li muy wax li mu doon wax keroog. mais c'est parce que c'est pas un échange. non mais si du man invité wu ma nit ki pour échanger ak moom parfois damay am invité pour man moom mu génnee li ne ci moom sénégalais yi juger ko c'est pas à moi de le juger man noonu laay initier sama live moo tax may la bokkuñu objectif ci côté boobu. ok donc Khadim bu ñëwee di wax xalaatam
bu paree dama koy bàyyi mu wax li mu bëgg a wax ba pare loolu après c'était au Sénégalais de voir lii mu wax nii naka la ko gisee ak nan lañ ko gisee léegi nag man sama temps de parole bu jotee man ma wax sama xalaat comme fii nag dañ fee daje ñu ñaar ñëpp en tant que deux invités si sur un débat posé man aussi damay wax sama xalaat man jàpp naa ne que impact coup jotewul dara ak loxo bu ngand ak loxo bu sew ça dépend si technicité bi ngay dóoree coup bi ak fi coup bi di dal ci ñaar yooyu lay dépendre ni la Modou Lo mën a dóoree nga kaw Balla Gaye mën la ko dóoree nga kaw noonu la la Yawou Dial mën a dóoree nga kaw dépend ci bu xale voilà dama ne loxo bu rëy teewul mën nga sa loxo sew nga mën a doon un bon puncheur ku mën a dóor ça résume le poids mu nee na le poids au nit parce que tey jii moom leeral na ko nee na Modou Lo boo xoolee loxom avant bram Eumeu Sène nee na bi mu nuyoo Modou Lo dafa ne kii nan lay dóoree Modou dajal ak kii Yoff ak booy bi caatu Yoff boo ko nuyoo loxom bi da nga naan kii mënut a dóor kenn mu daanu te il fait partie des meilleurs puncheurs loolu laay wax moo tax ma ne nit ki mën na am des gros bras nga gis ko gros avant bras mu sol t-shirt ni nii loolu mënul impressionner nit ci nga xam ci xeex technicité la déplacement rapidité ak xam fi ngay dóor si impact yi point sensible loolu laa doon expliquer quoi. donc man loolu laa jàpp quoi man pour man xam fi ngay dóor maanaam xam les points sensibles yi nga xamante ni boo fa dóoree nit comme ça lu ci mel ne manteau lu ci mel ne aussi tamit comment dirais-je tempe yu mel noonu nga xamante ni maanaam ça te fait perdre connaissance tout de suite loolu mooy kaw comme ni ñu koy waxee technical kaw boobu ñuy wax nga xamante ni bu fekkee ne yow jafanduwoo fenn rek am instant boobu noonu mun ngaa yooru dem daanu ci donc ça veut dire que ne impact coup bi maanaam mooy dépendre ci loolu ak aussi tamit masse bi nga xamante ni ki ngay fekk ji ak résistance bi nga xamante ni ki ngay dóor coup bi parce que coup mun nga ko benn nit koo xamante ni ku mën a dóor la mun naa dóor ñaari nit ñu bokkul ci foo xamante ni point sensible la kenn ki daanu alors que keneen ki aussi du daanu kon ça dépend aussi tamit ci cible bi ci ban capacité la taxawee ak ban puissance de résistance la am. parce que am na ñoo xamante ni boo leen dóoree fii mun na leen a daaneel mais am na ñoo xam ne mun nga leen a dóor foofu mais dañoo entraîné ci recevoir des coups ba seen système nerveux central tàmm ko parfois li kaw ñenn ñi kawawu leen ak aussi tamit seen loos puissance bi nga xamante ni dafay nekk ci seen loos nga xamante ni dañuy mën a encaisser maanaam loos boobu noonu moom mooy permettre coup bi bu jógee ci système nerveux balaa muy àgg ci tànk yi nga xamante ni David moom mooy moo téye équilibre bi ba di ko dab maanaam muscle yooyu noonu muscle coup bi daf koy amortir le plus mu mel ne tey ji Balla Gaye numéro 2 Gris Bordeaux dóor na ko coup boo xamante ni ba tànk yi xaw a jaxasoo am na ñeneen ñu ngi ko doon dóor ñu amul comme ça comme loos bi Balla Gaye numéro 2 am macha allah maanaam coup bi day teel a àgg courant bi day teel a àgg ci tànk yi nga xam ne ci saa si lay damm daanu mais am na ñoo xamante ni balaa muy yegg foofu coup bi dina amortiru ba nga xamante ni maanaam duñ daanoo noonu Eumeu Sène Gris Bordeaux dóor na ko coup bu mel noonu ba nga gis mu titubé daw taxawee ji nale donc man pour man coup bi dépendre ci loxo bu sew bi ak loxo bu dijj bi mais puissance su coup bi moom mooy déterminer kaw bi ak tamit mi ngi dépendre ci kam yi fekk ci kam fekk coup ba fa mu ko fekkee mu taxaw ak puissance bu mu fekk moom man defe naa sama xalaat damay ñëw ak yéen tuuti docteur Jules damay ñëw ak yéen tuuti ci benn partie ngeen xam ne li ma leen jéem a expliquer en fait jël na takk na ko. ne woon na ko jël bu yomb laa lay